Température. mbokk yi jërë ngeen jëfati di sant yàlla moom mi nga xam ni mooy borom kàttan moom mi ñu may fekk ak tal ba ñu mën leen a gungewaat tey ci seenub émission température di ko ñaan moom borom bi mu may ñu xel mu sell mu ñu ko amale ba ku nekk ci ñun waaye itam askan wi ñuy déglu rek mën cee jëlee njëriñ mbokk yi nag tey ñu amoon yéene proposé leen ñaari thème bi njëkk bi jëm ba léegi ci feebar bi di mbas mi nga xam ni moo lëmbe àdduna démb nag chiffre yu doy waar yu kéemaane moom la ministère de la santé ruusal mu di 400 doomi aadama yoo xam ne dañu nemmeeku ni ñoo amee jàngoro ji ba looloo tax Abdou Fati jiite leen ci syndicat jàngalekat yi li muy digal daal kilifa yi mooy ñu bañ a delloo xale yi ci l'école yi moom loolu la préconiser ñu defaat double flux itam gi feebar jàngalekat yi nga xam ne dañoo amee yenn feebar yi mel ni ay tension ak ay diabète ak lu ni mel ñu bàyyi leen ca kër ya moom loolu la préconiser ndax jàpp ngeen ni ak ni feebar bi wulee ñaay cas communautaire yi tëj l'école bi lu war la jamono ji bu ñu gisee ni feebar baa ngi gën a wéy sax di law ci Sénégal yëpp kàddoom yooyu nan ngeen ko dégg ak nan ngeen ko gisee beneen bi mooy waa OFNAC yi nga xamante ni ginnaaw bi Idrissa Seck defee déclaration de patrimoine lam fa wax yëpp ak lam fa xaatim dañ koo gisaat ci ëttu tas xabaar yi am ñu jàpp nag ku mel ni Moustapha Diakhaté ni loolu warul ne ñoom war nañ cee ubbi ab l'enquête wala sax ñu jébbal plainte kilifay justice yi ngir ñu àddu ci loolu bu ñu xamee ni la nga war a wax OFNAC yëpp dafa war a nekk lu confidentiel mooy loo xam ne daal warul la senn nan ngeen gisee yooyu doxalin ci jamono ji 33 la ñuy jaar 951 08 60 déclaration patrimoine Idrissa Seck ak ni mu siiwee ci dëkk bi yëpp ci taskatu xabaar yi ba jot ci nan ngeen gisee boobu doxalin ak itam mbas mi nga xam ne mi ngi wéy di wulee ñaay ak cas communautaire yi ba lenn ci jàngalekat yi jàpp ni xale yi waruñu leen a delloo ci l'école yi lu ciy seen température 33 ngeen di jaar 951 08 60 33 951 08 60 mooy fi ngeen di jaar fekk si ñu joxe seen température ci ñaari thèmes yooyu nga xam ne moom la ñu amoon yéene ñu waxtaane ko ma baamtu ko feebar bi di mbas mi ba lenn ci jàngalekat yi jàpp ni xale yi waruñoo dellu ci l'école yi ak itam déclaration patrimoine Idrissa Seck mi ñu gis ci presse bi mu siiw ginnaaw bi nga xamante ni dem na ca OFNAC 33 951 08 60 mooy fi ngeen di jaar fekk si ñu ci seen émission température. La voix de la vérité. jël leen seen temps. woote leen ci 33 951 08 60 température ngeen wax seen soxla température seen émission la yéen a ko moom. am na mbokk mu nekk ci bunt bi mbokk salaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam Hadji Sassi. Cheikh Raoul na nga def. ñoo ngi sant yàlla bu baax. maa ngi lay nuyu di nuyu Adja Sow maam seen di nuyu waa Best FM yëpp. jërëjëf Hadji Sassi. di ziar Assane Ndiaye ak sama doom Alaaji Ibrahima Dieng bu baax. ndeysaan. yow ñaal jàmm di ñaal way juróom. jërëjëf. yàlla yàggal ko fi Alaaji Mary Dieng ak doyen Gaye. amiin ak le grand policier. di wax ni. Cheikh Raoul. man ci njàng mi laa bëgg jiite. waaw laa bëgg njëkkee. waaye léegi élèves yi. bu ñu tëjee école yi. fu xale yi jëm. ci mbedd mi di taxawaalu. yeenu jàngoro ji mais école ba kay ba ñu bañ ba ni école fa la ñu éduqué gune yi xam nga enseignants yi xam nga la ma xew dëgg nañu jëm aussi jàppale réew mi lii xeex bi ñoom it dañ cee bokk yow mi guddeeg bëccëg yaa ngi xeex seen rajo bi guddeeg bëccëg yéen a ngi waxtaan di ci xeex man maa ngi ci xeex parce que maa ngi wax sama xalaat enseignants yi ci réew mi lañu bokk bu ñu jox kenn feebar bi bu ñu ko jiñ kenn bu ñu ko jébbal kenn bu ñu ko ndeyale kenn mbaa nu bàyyile ko kenn xeex ñëpp la ñu doon rangoo seen i masque te jéem a dimbali xale yi sol seen i masque loolu mooy dëgg mais bàyyi xale ci mbel ñoom bu ñu bàyyi xale ñoom après ñoom fu ñu jëm fu xale yi jëm ñoom it fu ñu jëm mani nañu téye xale yi ci école yi te ñoom tim nekk ay exemple takk ay masque xale yi takki masque école bu ñu ko bañee bu tudd ko dandi kat école lu fa am mooy éducation ña fa nekk ñan ay éducateur kon fi ne jàngoro ji li fi nekk mooy éduquer jubbante ñoom nag kenn ëppalañ ci ab cër nañu téye xale yi ci école yi takk ay masque jubbanti xale yi moo gën mais xale yi ci mbeddi moom loolu mooy mbabbu kumba la ko doolee ko nag li ngay wax ci wàllu Idrissa Seck ak ba déclaration de patrimoine moo lëmbe réew mi de Cheikh. moo lëmbe réew mi. Mais xaalis moom fan la ko jëlee fan la jëlee xaalis bi moo jaaxal nit ñi man dama jaaxal man ndax man dama mës a dégg fenn fu ni Idrissa moom mooy liggéey lii wala fi de fay ko weer lu ne ci nguur état ci nguur nga ne yor milliards yi toll nii Sénégalais yi ne ci ay jafe-jafe ay ñun fu ñu jëm cey lii te ba léegi loolu wàcc nu ba léegi rek
ñun ñu nu jiite ñoo yore milliards ci réew mi Sénégalais ni ci ay jafe-jafe bu dee bëti dégg nga jafe-jafe yi benn nit rek ne ci nguur rek di fa liggéey ni ci nguur rek lan la ma sa xamee ngi xëy yor yi milliards man daal li may laaj moom fan la ko jëlee ba xam dafa yor tool di béy gerte wala day béy nga jàngat damay laaj rek man wasalaam. mbokk Asi Mboup wooy ñu foofu ca Xombol ñu koy jaajëfal joxe na température am 33 951 08 60 salaamaaleykum mbokk. salaamaaleykum. waaw monsieur Sankharé. salaamaaleykum. waaw Sankharé maaleykum salaam. salaamaaleykum. maaleykum salaam monsieur Sankharé. allo. Sankharé yow rek la ñuy déglu ñoo ngi lay dégg bu baax monsieur Sankharé. waaw waaw waaw. Seexawul. waaw. waaw man affaire bi dafa jaaxal ba léegi. mais sa patrimoine la mais da ñëpp Sénégal yëpp la yëlëm. ñu ne Macky Sall mi gën a yàgg sax amul lii. man dama bëgg ñu ko ñu nee na journaliste ñooy seet ak société civile. mais siiwal gi li ko génne est-ce que loolu jaadu na. war we te je crois que Abba Jaber yebul suminu yi Abba Jaber su fekkee am na fit di maye terrain yu ngan nga ay hectares am na tour ancien maire mais lii dafa doy waar kii nga xam ne mu jël chemin lii kay mooy Abba Jaber ci daala ne chemin fer lépp bokk moom ma kii bañ lay cent bi journaliste cent bi sax ñemewul wax parce que moom dafa tiit mu ngi mosu ko depuis que le Sénégal est indépendant ba léegi lii mosu koo dégg donc lii vraiment war na am ay éclaircissement Sénégal yi dañoo bëgg éclaircissement rek ñu xool affaire bi nan la demee parce que vraiment un patrimoine aussi colossal on l'a jamais vu de partout cette école nag du solution xale yi dañu leen tëjee dañuy génn fii ci mbedd mi affaire bi gën a garaaw takar na fekk feebar bi donc vraiment bàyyi nii xale yi di def seen mesure yi moo gën gel inconsort distanciation sociale moom moo gën fuuf pour feebar di propager parce que ñu ne virus bu gën a métti moo ñëw mais bi jóge fële Grande-Bretagne jaar Gambie ñëw Sénégal donc war nañu def ay yenn protection spéciale pour ça loolu laa mën a wax d'autre part man ni seerawul dama la wax benn affaire l'élégance d'un homme est incompatible à la polémique man du ma polémiquer am na benn waay mu ni seerawul benn waay bu nekk États-Unis wax na si tàllee lamp yi damay jox anecdote wax na tàllee lamp yi du la neexee nga laaj si liggéey doom jaraf mu ni seerawul nee na mu ni seerawul apériste la il est bleu s'il est bleu il est bleu s'il est blanc il est blanc pourquoi seerawul polémique yowul ba léegi nag di polémiquer loolu seerawul affaire bi da ngay am jëli rek am digg-digg nga comprendre. jërëjëf parce que li waa ji wax garaaw na mu ne Cheikh Raoul s'il est bleu il dit bleu s'il est blanc il est blanc mun loolu mooy nit mun foofu lay mesurer nit léegi bu koy tàllee lampi à Sidimé il n'a pas polémiqué. jërëjëf lépp la ñu envoyé dem Moussa ñoom bu koy napp polémiqué. yow la nga wax mu bëgg a polémiqué man du ma polémiqué. jërëjëf la grandeur d'un homme de l'élégance du la Cheikh Raoul. jërëjëf maa ngi gërëm di sant jërëjëf ñu koy gërëm moom itam monsieur Sankharé ci Somme joxe na température am 33 951 08 60 déclaration patrimoine Idrissa Seck ñu gis ko ci presse bi mu siiw lool am ñu jàpp ni du yoon ndax OFNAC la ko defee ak ñi nga xam ni lenn ci jàngalekat yi Abdou Fati jiite ab syndicat Sels Authentique mu ni xale yi nañ leen bàyyi ci kër yi ndax mbas mi ni mu mel mbokk salaamaaleykum. Allô Raoul. Oui monsieur Diouf. Comment vous allez? Ça va très bien merci monsieur Diouf et vous. maa ngi nuyu ñëpp vraiment di la ñaanal jàmm quoi. jërëjëf monsieur Diouf. merci. ñu nuyu au passage mon ami de très loin Sassy Mboup. jërëjëf. Bon les deux sujets yi nga wax rapidement man je ne suis pas d'accord avec je crois que c'est un enseignant qui dit que xale yi dañ leen war a bañ a dugg à école kooku c'est pas la solution. parce que bu ñu leen génnee bu ñu leen bàyyee ci dans la rue dañuy nekk di fu wala di def yooyu kon ça c'est vraiment nañ dem ci école yi man j'ai vu une télévision étrangère mais j'ai vu des enfants comme ñëw fii au Sénégal moo sa am élèves yi nañ jël ay masques mais léeg-léeg c'est traîner dans la rue là kooku c'est pas une solution kooku enseignants yi bañ a liggéey bañ enfin bañ a branler comme on dit dans d'autres termes loolu rek bëgg a branler rek mais nañ bàyyi xale ñuy jàngi vraiment loolu la jël ay mesures barrières def ko bon pour le cas de maanaam de patrimoine bi fekk maanaam bu ma ci prononcé quoi parce que man bu ma déggee xaalis sax dama tiit quoi de 102 milliards là man vraiment je préfère passer les fonds merci. mu ngoog merci
monsieur Diouf prononcé wu na ci benn sujet bi beneen bi il préfère passer l'éponge loolu la wax 33 951 08 60 déclaration patrimoine Idrissa Seck mi nga xam mooy jiite conseil économique social et environnemental coof nag mu def ko ba pare mbir yi daal di siiw ci Sénégal yëpp ñenn jàppe ni du yoon beneen bi Abdou Fati di secrétaire général Sels Authentique mu ni jàngalekat yi daal ñi yore feebar ñu leen war a bàyyi ci kër gi xale yi itam naka noonu prolongé feet yi double flux bi itam lan ngeen ci xalaat mbokk salaamaaleykum. waaleykum salaam. mbokk mi. maa ngi lay ziar Cheikh Raoul. maa ngi lay delloo ziar mbokk. jaajëf kii nag sa ancien attaquant la. tur bi naka la. waaw moom xam naa ni après naa la jëlee yow. da ngay mais dama bëggoon a joxe sama contribution rek. aca bismillah. waaw ci affaire xale yi ñu jëlee leen école. man ànd naa ci. waaw parce que it dama dégg ñu bari ñuy wax ni xale yi waruñu leen fa jëlee bu leen fa jëlee dañuy nekk ci mbedd yi taxawaal. mais bu mënta yar sa doom. ba teeku ci kër. waaye kooku dese nga doon parent bi ci desit bépp parent bu gëmul ni feebar bi am na gëmoo ko sa doom xam ni gëmoo ko mais kooku sa doom bu nekk école ak bu toog ci kër gi ñoo yema parce que dafa am ay parents d'élèves yoo xam ni gëmuñu ni feebar bi am na dara yokku ko lu dul loolu ñu bàyyi xale yi ci école bi rek génne leen loolu ci parents yooyu jariñu leen dara dafa am parents yoo xam ni gëmuñu ni feebar bi am na ñooñu nag seen doom dem école ak toog ci kër gi ñooyam man bokk su doon may diriger xale yëpp laay bàyyi ñu dem toog seen kër yi parents d'élèves yi teg leen ci kër yi garder leen man loolu laa ci xalaat quoi bu nekk dangay wax sa xalaat kantaa nag affaire Idrissa Seck loolu moom man duma ci prononcé wu alalam la loolu yàlla xam na moom xam na jaajëf. mu ngoog di ko jaajëfal joxe na température moom sama ancien attaquant boobu 33 la 951 08 60 lan mooy seen température ci thème tey mbokk salaamaaleykum. salaamaaleykum waaw. Raoul maa ngi lay ziar. ñu ngi delloo ziar mbokk mi. Thiam la. Thiam ñu ngi ziar. bon dama bëggoon prononcer rek d'abord ci li ci njëkk mooy patrimoine Idrissa Seck. bon kenn bi quoi dafa fuité. man je me demande où est le mal le fait que mu fuité dem ci presse bi c'est-à-dire que mal bi laa gisul maintenant nag les Sénégalais vont apprécier. est-ce que loi bi moo wax confidentialité bi ñu sàmm ko. dem seeti nit nga xam loolu rapport confidentiel la mu fuité. ñu ngi def seen commentaire duñ ci wax lu tax mu fuité. de la même façon bi noonu la fuité donc même jugement moo ca donc là-bas c'est parce que les gens veulent critiquer ici les gens ne veulent pas critiquer moo tax ñu poser la question pourquoi muy fuité dafa fuité. Et le journaliste ne donne jamais sa source. Mais de fuiter, il n'est pas destiné à la presse. Mais su fa demee comme yeneen rapport IGE ni ñuy demee xool ay kilifa ay meeting ci leen dem seet dafa leen rapport IGE def audit épingle leen ñu xëy gis ko ci presse bi noonu la demee même valeur bi la am. Maintenant nag les Sénégalais vont apprécier. Pourquoi ñuy poser question tam fuite mooy c'est parce que c'est tellement énorme que les gens se posent la question. Loolu kese la. Deuxième point maintenant concernant les enfants man def naa ci benn papier wax ni carrément je suis pour ñu yokkoon benn une semaine mu nekk 15 jours mu nekk durée bi nga xamante ni ci le virus di évoluer pour ñu xool est-ce que réellement la solution c'est au niveau des écoles oui ou non. Maintenant am na beneen solution boo xam ne envisagé naa ko maa wax naa ko ñi nga xam ne jege naa la man leen mooy il a divisé école bi en 2 groupes mu am ñuy xëy am ñuy gont maanaam donc 2 groupes rotatifs quoi. C'est-à-dire ce qui fait que nañ mën a au moins respecter les mesures barrières parce que tamit école yi tellement l'effectif est perdu que foofu les élèves s'assoient à 3 ba à 4 yooyu dafay métti quoi xale bi mënul toog ñett par nga respecter les mesures barrières loolu dafa xaw a compliqué donc bu fekkee ne muñ leen may benn temps mu nekk durée bi nga xam te ne virus bi di évoluer ñu xam fan la illaa ñu xaaj ko ñaari xaaj mu doon ñaari groupe yoo xam day tourner quoi moom laa ci gis comme solution. ñu ngi sant baax di mu ngoog di ko jaajëfal suñu xarit boobu Thiam wooyu ñu fii ci Bagdad di ziar suñu sang ba fa nekk Serigne Khadim Lo Gaydel Thiam dafa mel ni proposition bi daa fekk yi Abdou Fati ndax Abdou Fati itam nee na jàngalekat yi amee yenn feebar yi tamit ñu bàyyi leen ci kër yi mbokk salaamaaleykum. waaw mbokk mi allo. ma ngoog rëcc na du ñàkk mu ñëwaat 33 la 951 08 60 mooy fi ngeen di jaar fekk suñu ci seenub émission température mbokk salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum salaam.
Cheikh Raoul. mbokk mi. Bàcc Siis la de Kër Madar. sëñ Bàcc ñu ngi ziar bu wér. maa lay nuyu di la ziare. jërëjëf ñu ngi delloo ziar. di nuyu laa Lyon. waaw soxna maam mi ngi lay nga baal ma nag ma félicité Diatokunda ak Thiam. xam nga ci lan. bi émission bi maam seen joxe woon. ñoom ñoo sauvé honneur maanaam ñoo sauvé émission bi parce que émission bi daanaka ñu woote ñi ñëpp ba ci man mii. au sujet lañ def. ñoom ñaar daal. wax dëgg yàlla ñoo sauvé honneur bi démb. doon la. waa léegi Raoul. man daa am benn laaj bu may laaj. aja bismillah. rapport yi ma dégg opposition ñi nekkoon opposition barki démb muy waaga Idriss Seck yi. ñoom ñoo doon wax naan Macky Sall rapport yi ko OFNAC jox na ko jox procureur. ñeneen ñi te ñoom rapport yi ñoom xam nañ ko parce que ndaw si moo def conférence de presse tey na bi jaay jaxate wax ko ñëpp ñu ni c'est normal am na ci droit war na koo wax Nafi Ngom Keïta waaye léegi bu fekkente ni moom rapport ki jiite OFNAC am na sañ-sañu def conférence de presse ni diw am na nangam diw def na nangam waaye léegi kon kay ba rapport Idriss Seck bu génnee loolu war ñu ko tudde fuitewul de loolu non man tuddee moo ko fuite déggu déggoo gars yi li ñu wax ñaata yoon nga dégg ñu naan rapport yi OFNAC génne nee na épinglé na diw waaw diw déggoo ko rapport yi fu mu jógee pourtant loolu kenn tuddee ko fuite de dañ ni c'est normal heure bi daan na fekk ñoom Gassama ñoom Marseille ñoom Dieng Pape Cheikh yaa ngi sànni xeer de waaw léegi nag non ñoom at yi jamono yi passé heure bi daana fekk ñu occupé antenne bi léegi nag ñoom nañ ñu dimbale comme ñoo ñu gën a jege Idriss Seck liñ ko tuddee ci ay milliards wax dëgg yàlla bari na man nag du ma ne da koo sàcc du ma ni da koo ñengo du ma ni da koo lugal wax dëgg yàlla du ma ko wax de waaye daal bari na daal am naa droit wax ko waaye nag dama koy fàttali tamit bi ñu ko laajee ci patrimoine Macky Sall moom Idriss Seck moom bi ñu ko waxee xam nga moom terme ñu neexee dañuy toogaale na as tuut de kon nag moom tamit toogaale na as tuut léegi nag lu jëm ci wàllu xale yi man de dégg naa sànq benn sa attaquant boobu def benn contribution bu am solo waaye man de li mu am li man su ma ko mënoon man ma téye samay doom man waaye xam nga li problème mooy réew mi ñëpp dañoo bokkul yam am na ñoo xam dañuy xëy dem am na ñoo xam ne ni semaine ba semaine yi ñëw weekend ba weekend yi ñëw seen kër xam nga kooku pour nga gérer say doom day jafe ki nga xamante ne moom mi ngi toog ay doom moom jàkkaarloo ak ñoom moom mën na la wax def li def man de bu ma ko mënoon a am jël waaye mënu ma ko am man moo tax bëgg samay doom def ci école bi am na bool kii def classe d'examen retenir nañ ko mi ngi jàng ñeneen ñi ñu ngi leen indi ñu toog ña ngay jàng alxuraan loolu laa ci man waaye kanta topp leen bu mel ni ab garde corps moom man loolu moom du ma ko mën moom man moo tax ma bëggoon gone yi def ci école bi li mbokk mi wax it ku ko mënoon moo gën waaye man dama ko mënul moo tax ma bëgg sama doom def ci école bi wasalaam. di ko jaajëfal suñu xarit boobu Bàcc Siis wooye ñu Kër Madaro joxe na température am 33 la 951 08 60 salaamaaleykum mbokk. allo. mbokk mi. allo salaamaaleykum. ñu ngi delloo ziar mbokk salaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw mbokk mi. allo. ñoo ngi lay dégg bu baax ñoo ngi lay dégg waaleykum salaam moom dafa amul dañu déggantewul mu ngoog du ñàkk mu ñëwaat 33 la 951 08 60 déclaration patrimoine bu Idrissa Seck ak Abdou Fati jiite lenn ci jàngalekat yi jàpp ni xale yi dañ leen war a bàyyi ci kër ya wala bokk bu ñu noppee ñuy def double flux jàngalekat yi amee yenn jàngoro itam ñu bàyyi leen ci kër ga ndax feebar bi ni muy wéyee di wullee ñaay déclaration Idrissa Seck ca OFNAC ñu xëy gis lépp ci bërëbu taskatu xabaar yi am ñu jàpp ni loolu du yoon yéen lan mooy seen température ci déclaration patrimoine boobu ak kàdduy Abdou Fati yooyu nga xam ne dafa bëgg ñu wéyal vacances yi gone yi ndax feebar bi ni muy wéyee di law ci Sénégal gi yëpp 33 951 08 60 mooy fi ngeen di jaar fekk suñu mbokk salaamaaleykum salaamaaleykum mbokk moomu déggante waaleykum salaam allo mbokk moomu déggantewuñu moom itam du ñàkk mu ñaat salaamaaleykum mbokk allo waaw mbokk mi waaw salaamaaleykum waaleykum salaam Cheikh Raoul ziar naa ñu ngi delloo ziar mbokk tur ak fa ñuy woowe da nga may dégg waaw yow rek maa ngi lay dégg bu baax man na Pape Sénégal Pape Sénégal noo def ñu ngi lay ziar bu baax a baax ñu ngi delloo ziar Pape ñu teewlu jërëjëf Pape sëñ waaw man lu ma gisoon mooy école bi dañ kaa waroon tëjaat de bu dee feebar bi ñuy wax mu ngi fi dañ ko war a tëjaat ci yoon parce que tey ci parent élève bi nga xam ne dem na école jëlee fa feebar bu ñëwee mën naa wàll maamam mën naa wàll ay waajuram su fekkente ne tamit ñun ñaa ngi wër di tëj daara yi lan moo tax mun ñëw tëj école yi
ñu ngi tëj marché ak école bi ëpp école yi ay xale ñoo fay jànge te nee nañ feebar tout tànk yi lay gën a lor ak mag ñi war nañ kaa seetaat de mi di Idrissa Seck moom lu waa ji wax rek laa siy wax moom xam na yàlla xam na wasalaam. mu ngoog di ko jaajëfal moom Pape Sénégal joxe na température mi ngi woy fii ci Thiali 33 la 951 08 60 mbokk salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum salaam Serigne Mbacke Ndiaye. ñu ngi delloo ziar sëñ Mbacke. jërëjëf sëñ Mbacke. waaw si arawul de xam nga dafa am loo xam ne Macky Sall loolu ñu wax ne moom la am ñun ñëpp xam ko dañ ko defal ñëpp dañ ko defal ministre yi nekk di gouvernement Macky Sall yëpp boobaa loxo dañ ko mën ñu defal ko borom réew mi itam ñu wax li mu am ko defee li ñu xam ginnaaw léegi dañuy génne ñii di bàyyi ñu war la am politique gu ma nag ginnaaw dañuy sekkar la war a doon su ko déposé ak ñi ko sekkar ñoo ko war a xamal borom réew mi ñu génne ko ci ay journal ak yeneen ak yeneen kon nañ ko defal borom réew mi defal ko ñepp kon ku mel ni Moustapha Niasse ak ñeneen ak ñeneen loxo dem gémmañ ndax bari na joxe li yor ci milliard ba ñu ci ëpp nag li ñuy dugg ci gouvernement yoruñu dara ndax bu fekkoon da ngay liggéey rek som am solde normal di am chaque mois 600 000 700 000 wala ba ci 1 million pour nga am 30 milliards ci année yi dina xaw a jafe te boo gënee say fayet lépp ak li nga dimbali say mbokk pour nga am milliard dina xaw a jafe de état bi nag ak Sénégal sax moom ku bëgg milliard da nga politique ndax mooy tool yi gën a gaaw ci may alal su politique yee ñun na may da nga nekk ministre wala nga nekk directeur nga mën a tibb gauche ak droite en tout cas nag wërsëg la woo xam ni su wërsëg mën a yem mooy nekk ministre ñu jox la xaalis wala nga nekk député ñu jox la nga bokk ci fonk ne ci kanam wala nga nekk borom réew en tout cas nag état bi moom ku ci dugg ku ne wax dëgg yàlla moom sa wërsëg ubbi ko la kon ngaa tibb gauche ak droite am na say milliards say famille say mbokk say doom boo fi jógee seen dëkk soro 1960 ba nekk mu si génn ci nguur ñu gis mu nam meloon ba mu génn ci nguur rek noonu lay mel sol lu rafet am kër lu rafet defar ay mbiram da ngay tibb baat yooyu rek ñooy dee dañu sugg ci ay milliards kenn xamul nu mu toll waaye ana milliards yi réew maa ngi xiif amuñu ndox amuñu lu ñuy lekk amuñu dara ñoom ñooñu nag ñuy dugg ci ay am oto ay 8 oto yoo xam ne 60 millions 80 millions ñu di ko dawal dama wax ne réew mi moom ku dugg ci nguur gi bokk ci nguur saa fa baax ku ci bokkul nag booy ba nga yelaan dund rek comme ñun jërëjëf. mu ngoog di ko jaajëfal Serigne Mbacke Ndiaye wooyu ñu fii ci gaaru Thier garage Dakar di jaajëfal suñu mbokk yi nga xam ne yëpp fa la ñuy dàq seen i wërsëg 33 951 08 60 salaamaaleykum mbokk. mbokk mi waaw mbokk. allo waaw mbokk mi. ñoo ngi lay dégg bu baax Baye Assane. allo Baye Assane ñoo ngi lay dégg bu baax. waaw yaa ngi may dégg. waaw ñoo ngi lay dégg bu baax Baye Assane. fi ma nekk moo xaw a feebul. jërëjëf naka coono yi. ñoo ngi sant yàlla bu baax Baye Assane. alhamdulilah. barikalla. léegi man daal li may wax ci wàllu Idrissa Seck moom li ñuy wax pour ñu siiwal ko ñàkk ko siiwal su may boo ne ci Idrissa Seck moo siiwal boppam ndax daa woo ay avocat ñu teewee ko mu woo ay notaire ñu teewee ko journaliste yi teewee ko kon kay moom mooy siiwal amam moo bëgg mu siiw waaye man nag li ñu wax ne moom la am man gëw ma ko li ma gëm mooy fi mu nekk xëy na palaasu xaalis la faaw mu joxe faaw mu wax ne am naa nangam ëllëg bi ci biir lu mu fa mën a lekkit du feeñ man noonu laa gise waaye gëwma ne am na loolu moom sa xaalis moom li ma gëm daal mooy fa xam na ne fi mu nekk moom place xaalis la léegi bu joxee lu bare lu mu mën a lekkit du feeñ noonu daal laa gisee wàllu woowu bi ci des nag ci wàllu jàngale yi moom man d'accorduma ñu tëj école man am naa doom yuy jàngale am naa doom yuy jàng waaye man d'accorduma ci man ci am di parti moom li mu wax moom du waxi ku wér sax nanu bàyyi ni xale yi ñu jàngi ñun dañoo yor suñuy doom ñu toll ci classe ci examen yor nañu ay doom yuy jàngale waaye ñun d'accorduma ci ñu tëj école bi nanu bàyyi xale yi ñu jàng ku feebar faju ji ñaanu yàlla kenn feebar kenn ku ne boo feebar de nga faji man daal loolu laa d'accord man waaye d'accorduma ay tëj école moom asalaamaaleykum wa rahmatulah. mu nga di ko jaajëfal Baye Assane wooy ñu foofu ca kaw sara 9h35 di ziar sëñ Moussa njabootu Cheikh Doga fay yeewoo yëpp 33 951 08 60 mbokk salaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam mbokk. allo. waaw mbokk yow rek la ñuy déglu. allo. ñoo ngi lay dégg bu baax jàmbaar. raw ziar nañ la. ñu ngi delloo ziar kooku. ñoo ngi ziar bu baax. kooku. Ndiaye Thiam la. Ndiaye ñu ngi ziar Ndiaye kër Abdou. maanaam dina waar.
nguur si dunia alam yi bari na trop ma gaaw na de waaye nag Abdoulaye Wade la mu waxoon rek 40 milliards yi ñu doon wax sànc Thiès yi man daal sama xel ñaaw na ci trop milliards yi moom vraiment milliards nañ liggéey ci ay distance bu gàtt yéeme na lool nekk ministre diggante bu gàtt état bi mu ci nekk ak bi mu génnee yàggul de te bi ñu ñëw ci état ñoom nee yoruñu dara tey ji ñu koy limal ay milliards yu dul jeex ñun daal am nañ leen doy jaaxal nañu nit ñoo xam ne kër boobu gunaandaa daga noos te boo ñëwee ñi di lay waar di la jox ay xaalis yoo xam ne xamoo ba koy chaque jour koo ci gis ni mu defee ni moo la gëm mi gën a gëm yàlla alal joo yor daal doo ko leeral jaaxal nañ trop ci suñu réew mi ñi ni jiital daal nañ koy xoolaat bu baax waaye ñi jiitoon nañ seet seen bopp xalaat suñu borom adduna gi du kër ñu moytu loolu dundee doy na sëkk mais alal joo xam ne xamoo foo ko mënoo ci dara ay milliards dajale milliards te doo ci defal kenn doo ci dimbali kenn te alal jàmbur rek ngay dajale doy na waar ñoo ngi jaar baax jaajëf. donc di ko jaajëfal moom Ndiaye Thiam woy ñu foofu ci Kër Abdou Ndiaye 33 951 08 60 mbokk salaamaaleykum. asalaamaaleykum. maaleykum salaam Martin. waaw ku doon laajte Fall Ngoye Ngom. mu ngoog El Hadj Martin. ñu ngi lay ziar di la jox sa wàccuwaay. ñu ngi delloo ziar mbokk mi. dëkk École di woote marché central. l'homme de DVF. yaa yi. mu ngoog. Aji Rawul. waaw El Hadj Martin. gëj naa dugg nag mais maa ngi nuyu auditeurs yi auditrices yi yëpp. jërëjëf. waaw nekkoon ci ay xat-xat rek. parce que dañoo amoon benn concept. un accident un masque ñu lancé ko au gouvernance avec le gouverneur le préfet ak le ministre docteur Bababou Ndiaye. démb lañ doon def caravane bi wër. liggéey masque yi parce que mbas mi moom foog ñu xees si sur programme boobu laa nekkoon yàlla may ñu si réussite nag. mais Martin. waaw. damay profiter ci occasion bi pour inviter le jeudi nga ñëw ñu def émission 1 heure de temps yéen artisans yi. waaw loolu moom dina ma neex. mu ngoog alxamis kon nga ñëw ci rajo bi. ban heure. suba gi bu la neexee. 9h incha allah loolu dina ma neex incha allah. jërëjëf Martin. jërëjëf. Raoul. ma ñëw nag ci émission bi. dañoo wax ju am solo man nag ci benn angle rek laa koy jàngatee tey Raoul. tey ñi doon wax ni Idi dafa jaay ngorom parce que yoratul amee na ay bor fu ne. ba ñu naan Macky Sall da koy jox chaque fin de mois 35 millions moo tax mu daw dugg ci nguur gi loolu am na wala amul Raoul kon tey bu ñu nee Idi ñu ngi ay milliards léegi damay laaj ñaari wax yooyu ñu doon dugg naan Idi dafa jaay ngorom ndax yoratul xaalis Macky moo ngi koy fayal ay bor mi ngi koy jox 35 milliards ak tey ñu ne milliardaire léegi ñaari angle yooyu rek laay laaj ñoom nan lañ koy jàngatee wasalaam. mu ngoog di ko jaajëfal moom suñu xarit Martin Mangane joxe na température am 33 951 08 60 mbokk salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. mbokk mi. Babacar Mbaye Muscat. sëñ Babacar ñu ngi ziar. yàlla ngi ziar. jërëjëf. man de bi ma ko déggee. patrimoine président Idrissa Seck yéem na ma lool. ndax ay jamono comme ni ko Maté waxee léegi neewoon dafa am woon ay bor waaye mën nga amee ay bor yor loo xamante ne soo ko jaayee bu ko nit ñi déggee ñoo xamante ne vraiment kii milliardaire la ndax li ma seetlu yëpp mën naa ne depuis 18 ans maa ngi ci métier mu ñuy wax immobilier maanaam lépp loo xam ci wàllu suuf la xam naa ko baax a baax bëri waa na domaine yu may dem ña fa ëpp lu ma xam ñoo xam ñoo fa moom muy ay hectares ñu jaar ci nguur la boo demee Mbour boo demee Almadi soo demee Lac Rose foo dem ci Sénégal foo xamante ne dëkk bu bakkane la ba ci Mermoz kenn laa ci xool koo xamante ci ay kayit la mu fa am ba mu ko am avant muy nekk ci nguur la muy président Abdoulaye Wade xam naa nag dinañu ma tamit kay Wade li mu am waaye boo ko xoolee lañ ko ci diggoon yëpp saytu ko amul dara luñ ko ci gis ndax politique moo tax ñu jàpp ko doon def patrimoine am te boo xoolee président Idrissa depuis 2004 la gëjee dugg ci état kon diggante boobu lan la doon dundee donc loolu li muy wane maanaam mooy boo tafoo ci état da nga am ay privilège nii may wax ak yow nii tey ñi bokk ci état ñu baree bari aéroport dagg nañ fa lu mat 7 hectares lañ fa dagg di ko séddale aéroport Léopold Sédar Senghor lu leer laa te xam naa ko donc ñi nga xam ne tamit ñoo nekk ci état tey Macky Sall tey kër gi am Mermoz tey bu fekkonte nekk woon homme d'état nekk woon ci état
du mës a am kër gu jar ay millions parce que tey Mermoz terrain amatu fa tey boo fa doon jënd kër goo xam da nga koy demal lu mu teeree di nga ko jëndee 300 millions kon privilège état li ñuy jël maanaam mooy tafu ci état pour mën ci am xaalis loolu tax ñu bëree bëri dugg ci politique pour am ci xaalis guux alalu askan bi donc mu nekk patrimoine bu riche boo xam ne tey jii nii tey man mii tey su ma soxloon tey 100 hectares wala 50 hectares du ma ko mën a am keneen noonu kon li nga xamante moom la askan bi moom la ñuy jël tey bu ma ne woon tey maa ko doon sax def ci benn commentaire nit ñi da sama kaw man leen tey bu fekkoon te Idrissa Seck jël na ay consultant sam laa la wax parce que xaw ma lu mu liggéey man parce que boo xam mu ne consultant la waxuñu ngir compte wala parce que compte ka dañuy def analyse objective tey boo xoolee tey bu dajaloon tey ay consultant sam tey honoraire yi mu am liggéey ko pour def consultant soo ko dajale mënul jënd 1 hectare donc tey état la ñuy àndal bu boobaa état fu suuf am ñu xëccoo fa daw fa ku nekk am fa di ko sédd ko pàccoo li may wax tey jii ni ku dugg ci Mbuur terrain boo romb ñu clôturer ko wala nga dem Almadies terrain boo romb ñu clôturer ko bopp tali ba tali nit ku nekkoon ci état la jamonoy PS jamonoy Abdou Diouf jamonoy Senghor ba jamonoy Abdoulaye Wade ñu bëree jub ko ba tey jii jamonoy Macky Sall tey jii boo duggoon tey jii Almadies nga dugg tey Tobago ak feneen moo ba Thiès tey jii fi mu toll nii fi ñu yëkkati tey waa Mbourkat maa la ko ëllëg soo fa ñëwaat ay borom barke ngay fekk ñu yëkkati teg leen parce que nee baadoolu dëkk ci côté APA du dëkk ci kaw tali donc mu nekk patrimoine boobu vraiment jaaxal nañu yàlla rek moo xam ne accusé wu ma kenn wax dëgg yàlla parce que ba muy am fekk ma waaye sa xel dafay ñaaw ci ne bu nekkoon nit état du am alal ju mel noonu ñu ngi leen sant wax dëgg yàlla. mu nga ko di ko jaajëfal sëñ Babacar Mbaye mu sa kàddu joxe na température am 33 la 951 08 60 mbokk salaamaaleykum mbokk mi allo. allo oui. mbokk. salaamaaleykum. aleykum salaam yëkkatil kàddu gi rek ñu déggante. allo. waaw mbokk mi. allo. waaw man yëkkatil kàddu gi ñu déggante ah. sëñ bi na ngeen def. ñu ngi sant yàlla bu baax kilifa gi. allo. waaw yow rek la ñuy déglu mbokk mi ñoo ngi lay dégg bu baax. waaw ñu ngi ziar Cheikh. jërëjëf tur wi. naka yi tey. ñoo ngi sant yàlla bu baax. waaw je vous entends très mal là. waaw kooku. man la Cheikh Gueye. acca sëñ Cheikh ñoo ngi lay dégg bu baax. ñu ngi lay ziar bu baax a baax. jërëjëf sëñ Cheikh jërëjëf. waaw di rafetlu émission bi. jërëjëf sëñ Cheikh. di nuyu auditeurs u Best FM yëpp. jërëjëf sëñ Cheikh. di wax rek ci li nga xam ni moom la ñuy wax muy wàllum patrimoine Idrissa Seck. waaw man je rappelle que il faut que les gens aussi démarqué wu ci yenn appréciation partisane yi nga xam moom la ñuy def. parce que yaakaar naa la déclaration de patrimoine elle est confidentielle. waaw lu waral siiw gi ci presse bi. oui bu ñu ko defee maanaam du loo xam ni ci temps bi mu ko defee rek war na mën a génn nii exposé wu ba ñëpp mën ci jot. te li ci jar a bàyyi xel mooy journal bi nga xam ne moo ko publié c'est ce même journal là ki nga xam moo ko doon wax moo waxoon ne Idrissa Seck est fauché donc dafa nekk ci ay difficultés financières moo tax mu accepté ànd ak Macky Sall muy une contradiction grande boo xam ne tey jii Sénégal yëpp teg nañ ci seen bët. et je rappelle que le président Idrissa Seck moom c'est quelqu'un boo xam ni ku ko xam na ni nangoo liggéey ak teel a liggéey da ko def ba tax na moom nëbbulul boppam ci ni moom yàlla dimbali na ko mu ngi sant yàlla bu baax a baax. maintenant nag fi Sénégal toll fii nii tey bu coowal mbas mi tollee fii ñëpp seen xel ne ci nan la ñuy sensibiliser nit ñi pour ñu mucc ci lii day man ne comme tulleeg màlle nit ñi war a tiit mais toog di wax ci yoo xam ni c'est inutile. je pense que day mel ne nit ñi bàyyiwuñu xel ci lii xam ne moom mooy secoué xanaa suñu réew et comme loolu damay interpeller directement les Sénégalais ñu démarqué wu ci yenn détails yii nii te gëm ni feebar bi comportement wu nit ñi moo ko fi mën a jële mais quant à toog fi Idrissa Seck am na lii am na laa amul jëmalewul Sénégal fenn amaluñu benn njariñ te wax yi gis ngeen ko chaque jour ñaata yoon nga dégg ay ministre def déclaration de patrimoine wala ay chef d'institution te defewuñ ko nii ci presse bi donc ñi nga xam ne ñoom yàq moo leen tax a jóg kenn mu leen tere wax waaye du tax aussi nit ñi tal leen ba bàyyi leen xel jox leen benn attention boo xam ne jaruñu ko et si loolu damay ñaan nit ñi rek ñu am fulla am fayda tal li nga xam ne moom mooy li nga xam ne moom moo ñu sonal ñaan suñu borom mu jële ko fi Sénégal mën a delluwaat ci temps la nga xam ne moom la meloon bu njëkk maa ngi leen di gërëm di leen sant. mu nga ko joxe na température am di ko jaajëfal moom Cheikh Gueye wooyu ñu fii ci Madina Fall 33 951 08 60 mbokk salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. Faye Baara.
Cheikh ñu ngi lay ziar. ñu ngi delloo ziar mbokk mi. di ziar sama grand boobu génn Cheikh. jërëjëf. di ko wax di je crois que ni li fi dama yaakaar ni sas. bi ñuy dénk Idrissa Seck moo amul lal njariñ réew mi. sas googu daal amulul njariñ réew mi je crois que ni moom si boppam sas googu la ñu waroon a détruire su dee dañoo am benn feebar boo xamante ne dafa jaaxal àdduna bépp. beneen bi si njàng bi laay ñëwee balaa maa ñëw si li nga xamante ne Idrissa Seck moom da kaa wax Cheikh. waaw Baara waaw Baara yow ngi laay déglu. waaw njàng mi moom dama yaakaar ni moom kuy wax waxi ñu tëj ko rek sa xel da dul ma lax quoi njàng mi moom nañ ko bàyyi. lundi incha allah le 8 na xale yi delluwaat si classe yi. Cheikh feebar baa ngi fépp ba ki dee moo njaay samedi gis nga la xew dañ ñu xamoo variant anglais moo ñëw si réew mi moom moo ñëw fan te dafa nekk Gambie dañu variant boobu moo gën a bon. te gis nga samedi passé la xuma vendredi gis nga xanaa baro la mu duy sa stade xanaa ba nekk Gambie daka duy ba nit ñi amuñu fu ñu toog fees dell gis nga Cameroun la fa xew si sàn bi gis nga fépp si àdduna bi ñu ngi regroupé wu di dem marché yi gis nga la fay xew bu ñu wax naan ay distanciation nangam sang distanciation c'est impossible fi mu ne nii pour l'instant si feebar bi fi ñu fi toll Sénégalais yi nag fi mu ne nii moom ngaaka bi da jumbóori da leen naan nappa li xew si sous région bi sax ñu ciy teg suñu bët la xew Maleek fépp gis nañ ko rassemblement yi ñuy wax waxi tëj école bi moom je crois que ni ñu yàqee woon njàng mi bee passé ci le 2 mars bi fi xaritam boobu dugalee feebar bi ñu tëj yàq njàng xale yi fi mu ne nii xale yaa ngi def ba CM1 CM2 lecture bu mu baax sax mënuñu ko loolu lépp si gouvernement bu bon bi la amul vision amul gis def crois que ni man dañoo amoon ñun suñu variant sénégalais dafa amoon ñu ñàkk fayda waxuñu ko tubaab yi naan ay 1000 ñooy dee Afrique boobu bi mu si demee te 300 sax teewul boobu lañ leen waxoon kon ñun suñu variant bopp la ñu am gëm suñu bopp ñun africains yi mais gën bëkk dem boo njaay beneen variant ñu naan ñu variant États-Unis variant États-Unis variant anglais variant kii di ñu nax di ñu dóor rek ndax bëgg ñoo duut seen piqûre boobu c'est ça le problème nañu am fullaak fayda xam ne ñun suñu variant bopp la ñu yor seen 1000 et quelques yi dee en 24 heures deewagul fii ba fi feebar bi duggee ba léegi ñun am nañ suñ variant bopp nañ ko gëm imposer leen ko ñeen est-ce que seen piqûre boobu sax piqûre yi warut a bokk ñu jéem a ñun trouver ñun suñ bopp suñu piqûre lu ñuy faj ñun am nañ ko mi ngi suñu buntu kër yi nañu gëm suñ bopp ñun africains yi mais topp nag benn gouvernement Sénégal bii moom nga xam ne yàq na njàng mi bee passé ba kaa yàqaat bu ko kenn nangu njàng mi bu ko kenn tëj na xale yi jàngi am njàng moo yoroon réew. jërëjëf beneen bi ma ñëw ci Idi Seck Seck. allo bismillah waaw yow rek laay déglu Baara. waaw Idi Seck xam nga ni moom su nee terrain boobu en face cyber campus moomu ko espace boobu moomu ko naka génn si patrimoine am cyber campus c'est l'argent du contribuable si santé Thiès lañ ko tabaxee Idi Seck la yàgg naa leen wax ne amul kër Thiès ana këram nañu gëm suñu bopp te xam ni moom lii yëpp mu fi dox milliard li mu wax ni am na ko amu ko 15 mois yi 30 millions yi bu doon dugal chaque mois ngaaka bi di ko jox am na lu rayal la loolu sañu kaa weddi yal nañu yàlla musal ci gor gu xiif seex yal nañu yàlla musal ci gor gu xiif moo waral lii nañu tas lépp dugal ko ci askan bi jëndal nit ñi ay masque jox leen ñu dem liggéey wuti ju daal di relever waat suñu économie bi loolu mooy gis-gis bi mais gouvernement bi amul gis-gis ci réew mi day yàq réew mi na xale yi jàngiwaat bu kenn wax tëj école bi ñu ngi sant di gërëm mu nga di ko jaajëfal moom Faye Bara woo ñu foofu ca Don Bosco juróomi simili moo des ñu yëkkati jataay bi mbokk salaamaaleykum waaw sama waajee dañ ko laaj moomu laajaat ñu de Martin déedéet non moom bu mu ñu laajaat naan Idi ñun ñoo waxoon daa ami baro déedéet dañ ni patrimoine Idriss Seck bi ñi muy yéemee ñoom ñoo ñu gën a jige Idriss Seck nañu ci dimbale léegi beneen bi topp rawul dégg naa Babacar Mbaye mu ni Macky Sall lim am bu accès du au pouvoir du ko am léegi dama ko bëgg a fàttali xam nga Abdoulaye Wade dafa moo nekkoon siège am PDS ñoom ñi topp Abdoulaye Wade ñu bëri boo leen ko laajee dañ la ko wax premier bi mi ngi nekkoon Ricardo fi cabinet Moustapha Wade magam newoon bi avant muy falu ba 2000 xam nga cinéma luxe bi nekk Colobane benn ruq la fa luy woon foofu Abdoulaye tey bu mënee dem ba VDN tabax fa permanence bu yànjee noonu li mu nekk accéder au pouvoir moo tax pouvoir moom ay day indi ay privilège loolu moom kenn mënu koo nier kenn mënu koo wedd waaw kooku moom nañ ñu wax leneen mais Martin moom vraiment na xam ne tontoogul de ñu ngi koy xaar duñ ko bàyyi nag dina tontu de waaw jërëjëf wax naa ci antenne libre suba mu tontu la ma ngoog di ko jaajëfal 33 la 951 08 60 mbokk salaamaaleykum. maaleykum salaam Cheikh Raoul. waaw Moussa. lay ziar. ñu ngi delloo ziar frère. ziar mbokk fi jaar yëpp. jërëjëf kilifa gi. Cheikh Raoul. Moussa. waaw ni ko gars yi waxee xam nga man lu ma jàpp. mooy war naa mën a bari le xam nga lu tax. parce que yow li mbooloo war a bokk nga jël ko kay di nga am ay milliards. Cheikh Raoul
Moussa dañu waxoon dëgg te yàlla tax ñi nekk ci état bi seen train de vie kan moo ci mën a dajale milliard ak seen train de vie seen i doom kenn newu fi ñoom seen i doom kenn nekku fi Europe la ñuy jànge ji seen train de vie kan moo ci mën a dajale milliard bu ñu am chaque fin du mois 50 millions mënuñoo dajale milliard ñoom mboolem ministère yi laa la wax mais ku ci falu rek ñu milliardaire la fan nga jëlee milliard ñoonte dëgg suñu alal ji lañ jël góor ci naan déclaration de patrimoine nañu woon dëgg gars yi li ñuy jël nii moomuñu ko alalu réew mi la moo tax réew mi di dellu ginnaaw mais ku sañ a taxaw naan am naa ay milliards ak réew mi ni mu ndoolee booy dee yàlla la ko laaj barki alxuraan booy dee yàlla la ko laaj parce que dafa rustu sax jamono bii ak ndóol ni mu mel Idrissa Seck première Covid bi nit ñi sonn mu denc ay milliards joxoo ko doomu aadama yi taxaw yëpp sénégalais nan damay def ay déclaration de patrimoine yi am naa tant de milliards booy dee yàlla la ko laaj parce que yàlla dal la boo amee alal sédde leen kon ñoom seen alal yi kon lañ ko jël parce que alal ji dañ ko jëloon bu baax moo tax dañ ko mën a def bu baax nañu wax dëgg te yàlla tax mais dafa rusu ci Sénégal jamono bii ni benn nit taxaw nekk ci état nan am naa ay milliards dañ laa war a jàpp tëj ci kaso bi nangu milliards yi def ko ci askan bi parce que dañoo sonn nañu wante dëgg loolu du ndam lii ndam mooy nga jël alal ji delloo ko ci biir Sénégal parce que Abdoulaye Wade falagul Idrissa Seck kenn dëkk mu ni milliardaire la mais Abdoulaye Wade nag moo yàq suñu réew parce que moo tax ne ay milliardaire laay kéré waxu milliardaire laay fexe bu ñu am ñu gaay liggéey de milliardaire laay kéré la wax waaye kéré na ay milliardaire moo tax réew mi dellu ginnaaw mbasi moom du ma ci wax wasalaam mu ngoog di ko jaajëfal Moussa joxe na température am foofu ca sud stade di ziar suñu maman yi ñu fay déglu yëpp 33 951 08 60 lan mooy seen température ci thème tey mbokk salaamaaleykum. man ça Cheikh Raoul. benn exemple bu ndaw laa la jox rek. Thomas Sankara en 84 président de la CEDEAO gis nga benn Sénégalais ak benn Malien jël alal askan bi yëpp jëm ci ay villa à Dakar jëm ci ay villa à Bamako mais Thomas Sankara lu mu def ay gendarme la indi woo war leen yóbbu leen tëj leen nangu alal bi yëpp président de la CEDEAO communauté économique des états de l'Afrique occidentale Thomas Sankara donc kii génn léegi mu wax tam dëgg la. jërëjëf alal yëpp benn doomu adama bu bu. jërëjëf fi ñu jëm. mu ngoog jërëjëf mu ngoog joxe na température am di ko jaajëfal 33 951 08 60 salaamaaleykum mbokk. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. Cheikh Raoul. mbokk mi. na ngeen def. tur wi. man la Ousmane Sow président REVAS de la région de. Ousmane ñu ngi ziar. naka yitte. ñu ngi sant yàlla bu baax président Ousmane. waa Cheikh Raoul. waaw président. Sénégal de man de xaw ma ban dëkk la. bu. nga baal ma nag ci wax ji yéen journalistes yi moom lu taxaw lu baax Sénégal yéen la lu fi yàqu it yéen la journalistes yi ndax li ngeen waxoon di li ñu waxoon ci Idrissa Seck amul dara daanu na daw na ñëw na tafu na ci Macky Sall te ñu toogate encore génnete encore parce que am na ñaata milliards am di def ni Idrissa Seck yàgg naa liggéey dafa yàgg liggéey mais ñu waxante dëgg rek tant jeune la yàgg liggéey depuis Abdou Diouf Idrissa Seck mi ngi liggéey toogul lâchewul bàyyiwul ko kon aussi nañuy waxante rek te yàlla tax te bàyyi di diaboliser nit ki loolu moo fi bari journaliste aussi nañu xool li ñuy bind ak li ñuy wax ndax fi Sénégal la loo fi wax li kii naan li tubaab naan les paroles s'envolent mais l'écrit demeure kon nañu fexe aussi ñoom li ñuy waxati ci doomu aadama yi ñu xool li ñuy wax mooy lan loolu moo gën a rafet ndax tey jii amul dara lu fi amul dara lu wéy gis nga li ñuy wax ni Idrissa Seck ku baax la man defuluma dara mais ku baax la day dimbali ay doomu aadama day dimbali ay bokkam mais loolu la ñuy doyee doomu aadama loolu la ñuy doyee nit kon bu ñu jabolis di yàq ay dërëm naan Idrissa Seck amul dara loo tax mu daw wala mu def moom def si bi ci des mooy ci wàllu njàng mi gis nga njàng mi nañu bàyyi élèves yi delluwaat seeni classe bu lu ñu wax ne état sa doom bu dee génn da nga koy defar ba mu baax mais pourquoi doo ko jox masque ne ko bu mu deñati pourquoi bu feebaree ci kër ga lay delsi bu delsi est-ce que mënu contaminer waa kër gi yëpp mais dama ni
nit ñi nañu gën a góorgóorlu gën a vigilance bi yëpp lu koy indi moo ñu fexe ba seeni doom yi ku ciy génn sa kër nga sensibiliser ko. jërëjëf jox koy masque jox ko lépp. jërëjëf demal buñ ko defee yàlla mën na fi tegg lu bare. jërëjëf maa ngi jégalu wasalaam. mu ngoog di ko jaajëfal président Ousmane Sow njiitu Revas bu Thiès 33 951 08 60 benn simili ñu yëkkati jotaay bi mbokk salaamaaleykum. salaamaaleykum. mbokk mi. Babacar Mbaye bàcc si waxal moo ko ne ko. parti politique association privée la. am na droit am siège am na droit état jox ko ndax loolu moo tax ñu créé loi mën a financer parti politique yi. beneen bi boo ñàkk ànd ak nit ki vision waxu di warul tax ñu ne dañ koo contre loolu moo wax dëgg yàlla kenn contre kenn dañuy waxtaan xam nañu président Idrissa Seck ku baax a baax la wax dëgg yàlla mais nag bu ñu bokk lu ma vision ñu wax dara ci loo xam dañu koy def analyse politique ñi nga xamante xam nañu ko nañu taxaw ne moom lii la mës a liggéey bureau bii la mës a fii la mës a liggéey loolu activité politique mu nekk ministre wala boog mu nekk premier ministre à part ça bu dee def na consultant nañu wax ne kan la consulter lan ak lan la ko def. jërëjëf bu ko defee nit ñi mën a parce que ay nitam tamit dañoo war a génne information ne Idrissa Seck defal na consultant groupe nangam. jërëjëf États-Unis def na ñu xam ko ñu kal ko ñu xam ne kon léegi approximativement bu ñu ko defee lii war naa mën a jënd lii loolu rek la quoi waxuñu pour contre kenn mais bàcc moom ne ko. jërëjëf Babacar parti politique du Ablaye Wade du mu ngoog benn auditeur bu mujj nag moom bàcc li mu wax mooy privilège état moom ku ci nekk am ci privilège yi defe naa loolu rek la wax mbokk salaamaaleykum. allo Cheikh Raoul. mbokk mi. allo. waaw mbokk yow rek la ñuy déglu. allo. yow rek la ñuy déglu ñoo ngi lay dégg jàmbaar. mbokk moomu rëcc na du ñàkk mu ñëwaat ñu jël kon auditeur bu mujj rek doog a yëkkati jataay bi 33 951 08 60 mbokk salaamaaleykum. mbokk mi moom it rëcc na du ñàkk mu ñëwaat auditeur bu mujj rek la ñuy xaar doog a dem nag ministère de la santé et de l'action sociale mbokk salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum salaam mbokk. Cheikh Raoul. mbokk mi. ziar naa la. ñoo ngi delloo ziar tur wi. naka ca Pape Cheikh. Pape Cheikh yaay auditeur bu mujj tey. Pape Cheikh fële ci buntu dépôt. acca bismillah sëñ Pape. waaw mais Cheikh Raoul. waaw Pape. maa ngi kontaan ci li nga invité matin jeudi pour les artisans. jërëjëf. mais di wax ni. boo xoolee ñii di wax tey jii di wax diaboliser Idrissa Seck bu Idrissa Seck lu woon ci pouvoir bi kenn du ci wax bu ñu woon am na ay centaine de milliards kenn du ci wax c'est-à-dire gars yi ñoo am ay jalousie yoo xamante ni seen bopp nit ki warut am dërëm nit ñi dañ gëm yàlla Idrissa Seck ba mu dalee liggéey dañoo judd ñoom am na ñoo xam bu ñuy wax Idrissa Seck ni Idrissa Seck ba muy am xaalis dul léegi dafa yàggal liggéey te nit ku liggéey nag am dara bu ñu soxor nekk fi na ay non bu xoola bu fekkoon Idrissa Seck mooy ci opposition bi ni maa ngi ay centaine de milliards kenn du wax dañ naa mën naa ne mais su ne ñëw na ci nguur gi dafa ñëw ci nguur gi nag pour liggéeyal askan bi nañu am jàmm te xam ne Idrissa ñëw na te day liggéey dañ bàyyi wax ji waaye ñu leen sant baax ñu gërëm. donc di ko jaajëfal Pape Cheikh mu nekkoon suñu auditeur bu mujj amoon mbégte ak contentement doon leen gunge nag 9h ba léegi ci seen émission température bu leen toxal seenu déglu bu ma noppee léegi dañuy dem ministère de la santé et de l'action sociale xooli tolluwaayu mbas mi ci Sénégal tey jërë ngeen jëf ëllëg nag àllarba antenne libre la way leen di ànd ak Best FM yoonu dëgg wi jërë ngeen jëf. Du lundi au samedi de 9h à 10h sur Best FM Thiès, la voix de la vérité. Porokhane Kër Maam Diarra nekk ci avenue Général de Gaulle ci marché central sës rëkk ci rond-point